dégg nga loolu tamit dama ko fàtte woon a wax ci présentation bi léegi nii dafa am lu ñu doon xaar le 29 juin ñu bëri amoon ci tiitaange ci diggante bi tam am ñu dox bi loolu amee waa coalition Yewwi Askan Wi nga xam te ni dañoo ne woon dañuy manifester tey teggi tànk wax ne manifester tuñu ndaxte am na ñu ñëw wax ak ñoom te itam dañuy déglu sénégalais jàpp nañ ne contexte bi ñu toll mayewul ñuy manifester ba ñu ràndal ko loolu ban jàng nga ci def. dama koy rafetlu ndax bis bu ne ngeen dégg ma ni jàmm gën. te y a une semaine bokkoon naa ci ñi nga xam ne ñoo doon animé conférence de presse su Benno Bokk Yaakaar. te sama kàddu ci lu mel noonu la jëmoon. mooy Sénégal dafa soxla dal. Sénégal dafa soxla jàmm. Sénégal dafa bëri lu ko wër loo xam ne ci ay réew fu ci nekk fitna nga fa yaakaar naa yàggul dara am na coup d'état bu échoué ci Guinée-Bissau. ñëpp xam nañ lu xew Guinée xam nañ lu xew Mali xam nañ lu xew Burkina ak ci yeneen réew yoo xam ne xëy na bu fa yenn taxawaay yi amul woon mu gën a doy waar Sénégal nekk nag ci biir. mu toll tamit ci jamono boo xam ne am na ay li ñuy tuddee ay ressources yuy feeñ ci biir Sénégal muy pétrole di gaz di yeneen te ñëpp xam àdduna bi ni mu tëddee ci wàllu woowu réew yi nga xam ne yëpp lu mel noonu mas na faa feeñ ña soxla loolu daf leen di jaral lu ne ngir bu fekkee fitna am na fa ñu yokk ko xam ko su fekkee amu fa woon ñu wutal ko bunt kon ñi nga xam ne ñëpp muy ñi ci pouvoir muy ñun ñii ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition te kenn ku ne bëgg nga koo yore te boo ko bëggee yore da nga ne da nga ko bëgg yor pour sénégalais yi bëgg Sénégal it continuer di am taxawaay bu rafet kon bépp acte booy posé bépp kàddu booy yëkkati da nga war a natt sa diggante ak objectif boobu nga xam moom nga am. est-ce que sama kàddu bi luy defar la est-ce que sama jëf ji luy defar la wala est-ce que lii su ma ko waxee wala ma def ko. mën na doon loo xam ne waxuma la wengal gaal gi waaye géej gi ci boppam lay wengal te loolu du intérêt wu kenn kon su fekkee ne dans le cadre de leur souveraineté ñu am benn coalition boo xam ne jàngat na situation réew mi am yoon bu mu jël ne noonu la ko war a saafara te ma jàpp ne du noonu su ñu demee ba ci jëmmi jamono ñu gis ne loolu mën nañ koo teg ci suuf. te seet yeneen i yoon yu gën a ànd ak dal loolu mënuñu lul quand même rafetlu ko ndax nag. mais ñoom sénégalais yi nee nañ lañ déglu nekkoon yéen ak ñoom kese dañ koy def. non du demewul noonu xam nga mbir mi kenn mënul wax ci am réew ne pouvoir ak opposition ñooy jàmmarloo. ndax ci biir askan wee fi ne tey mënuloo jóg di def manifestation te sóoraale woo askan wi ak contexte bi puisque. nit lu muy def lu nekk Mohamed dafa war a wax ne waaw bu ñëpp defee ne man luy xew bu fekkee li ngay def dafa baax ñëpp def ne yow mu baax bu fekkee li ngay def dafa mën a jur fitna ñëpp def ne yow mu jur fitna boo bankee sa loxo ñëpp bank seen loxo mu jëru yàqu kon ci biir mbir mi mënuñu ko présenter simplement comme un match de boxe entre ñaari nit yoo xam ne bu dóor amee ci seen ñoom rek lay yem mbir mi dafa doon loo xam ne ça concerne tout le peuple Sénégal nag am option wu démocratie option bu yàgg option wu ne bu ñu waree fal ay nit day jaare ci élection ñun ñi xam nga li tax nit ñi war a di dal ci seen i wax ak di tey ci seen i wax boo xoolee tey jamono Senghor a ngi foon muy ki njëkk a nekk président ci Sénégal après président Abdou Diouf topp ci après président Abdoulaye Wade topp ci après président Macky Sall topp ci mais boo jàngatee nga jëlaatoon tey waxi opposition bu jamono bu nekk. bu ñu masee toll ci ay situation jëm élection ak yu ni mel boo ko xoolee da ngay retrouver même kàddu yi ngay retrouver. mais kon loolu est-ce que du tekki recul démocratique par exemple fu mu toll ni jafe-jafe la si Sénégalais mu manifester si Sénégal. fépp fu mu non loolu danaa ci ñëw mais dama la bëgg a wax ni bu fekkee ne. tey da nga doon gis ñoo xam ne
bu ma jëlee simplement le régime de Wade ñun ñi ba ñu jàkkaarloog moom le régime de Wade ma ne mënoon nga jël kàddu yooyu yañ doon wax ak moom lu wér la tey nga dégg ñoom Wade ñi nga xam ne maanaam ñenn ñu ànd ak moom nekk nañu ci biir coalition yi ne ci opposition bi di jël même kàddu yi di ko yëkkati pourtant mais pour dëggal pourtant li muy tekki waaye Yewwi bi ñuy clamé waaw nguuru Sénégal waaw ce Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme waaw nee nañ lettre bi président Macky Sall bindoon jamono yi mu nekk opposant boobu leen jël soppi date ba soppi tur ba soppi nombre de ñi si rek li ma la bëgg a wax mooy dama laa bëgg a wax ni dal ak tey dafa am solo li tax kilifa waxoon booy bëgg na nga bëgg ndànk ndax boo waree bañ booy bañ na nga bañ ndànk ndax boo waree bëgg tey bu fekkoon ni nit ñi doon nañu bàyyi xel ne dinañ yegg ci situation tey bi jóg nañu di war a dem élection ku ci nekk dem librement nga dem déposer say dossier ci biir dépôt boobu mu am yenn ci liste yi yu ci am ay jafe-jafe ñooña ba jafe-jafe yi amoon da ku ci nekk daa jóg dem ca yoon bu fekkee da ngaa jóg nag dem ca yoon àtte defal la lu la neex maanaam mu am loo xam ne arrangé na la c'était l'histoire de la liste de Dakar par exemple booba conseil constitutionnel yoon ba mu jaar ak la mu teg yaakaar naa ni nit ñi dañ ñëw bëgg ci loolu nga kontaan ci beneen yoon leneen xew nga jógaat jébbalaat ko bu àttee li gën mooy ñu nangu loolu ndax nangu loolu moo lay may nga mën a concentré wu ci leneen man nee naa la maa toog ci conférence wax leen ne leen bëri naa ci ay xarit bëri na ci tamit ñoo xam ne sans prétention aucune yàlla dogal na maa leen formé alors léegi ñoo xam dama leen di wax ni yéen tey bu fekkee da nga jóg nga woote manifestation bi nga jàpp ne jàll na manifestation lu ñu ci jublu mooy ràññee ma loolu lay tekki mooy am naa lu ma naqari am naa lu ma bëgg a fésal nga fésal ko mu fés nga xam ne amul fii benn sénégalais boo xam ne nee na xamul ne ñii lii la ñuy ñaxtu amul alors kon bu fekkee loolu def nga ko ba noppi ñu jublu ci jëm ci tabaski ñu nekk ci contexte boo xam ne ci wàllu diine dafa bëri loo xam ne mi ngi taxaw la ca waroon mooy nga ni bu ñu yeggee ci campagne électorale dina am 3 semaines yoo xam ne bis bu ne ma mën a wax ak askan wi bis bu ne de manière très libre ma mën a def li ma bëgg a def te comme damaa bëgg jiite Sénégal ëllëg man maa war a contribuer ci li koy dalal kon naa fexe taaxiirlu continuer utiliser possibilité yi nga xam ne am naa leen ngir contribuer dalal réew mais soo ko fekkee na nga bàyyi loolu dégluwuloo aussi conseils yi la nit ñi di jox ba ñu dem ba yegg moment boo xam ne yow ci sa bopp yaa constaté ne lii mënta dem te gënut nga dellu ginnaaw te diggante bi am na lu bari lu fi xew ci wàllu yàqu-yàqu am na lu fi jaar ci wàllu ay nit yu ñàkk seen bakkan loola li muy tekki mooy bu fekkee dañ ne wiiri wiiri jaari ndaari ñooy njëkkee ndaari moo gën a wóor kon tey ji moom waral mani la man rafetlu naa lool parce que nag ñig baaxul soo demee ba xam ne yoon wii du nii da ngay jël weneen yoon parce qu'il est possible ici au Sénégal comme à chaque étape de l'histoire saa yi ñu mësee toll ci ay mbir lu coow li bëri nit ñi dañuy jógaat xam ne mbir mi ça va se régler à travers les urnes bu boobaa sénégalais ñoom ci seen bopp jour élection ñu lijjanti ko. d'accord toogoon nañ fii ci Sénégal moom ñun amoon nañu ay contradiction ak président Wade ba taxawaloon IDEWA initiative pour le départ de Wade mais les sénégalais nous ont dit non loolu du fi am yaa ngi dégg. tey ñi ko taxawaloon ñenn ci ñooñu mais tey bokk nañu ci opposition bi ñenn ci ñoom bokk nañu ci pouvoir bi mais laaj bi ma bëggoon indi mooy tey jii wax nañ côté opposition mais côté ñi nga xam ñoom ñoo yor nguur gi est-ce que tamit rafet na ci Sénégal tey jii ñu ne kenn mënut a manifester Sénégal parce que interdiction yi nekkul à Dakar rek. non loolu mënoo wax kenn mënut a manifester Sénégal puisque manifestation amoon na fi mais bul fàtte ne bul fàtte ne manifestation bi dafa am mu am ñu yëkkati kàddu ne bu amatee dem leen toj ay kër da ngeen fa fekk xaalis bul fàtte loolu aussi je pense que c'est important je crois que. mais waxewul ci contexte non dama ni nañu waxante dëgg. mais waxewul ci contexte waxante dëgg dama ni. bu nit waxee loolu lan nga ko tontu yow. bi nit waxee loolu est-ce que wax lan nga ko tontu mais loolu jaaduwul nañu waxante dëgg c'est-à-dire on ne peut pas ci biir Sénégal nga jóg di exercer yow sa propre liberté de manifester
man je suis pour la liberté de manifestation yaa ngi dégg. mais kenn amul benn sénégalais bu am sañ-sañu ne bu ngeen jógee dem leen attaquer kër jàmbur. man dégguma loolu de. ah yow dégguloo. li ma dégg mooy. waaw lan nga dégg. soo leen demoon. waaw mais yooyu itam. xam nga soo leen demoon Mohamed ak dem leen dugg leen yow yaa ma gën a dégg wala non xoolal wuy ma mais tamit xam nga du noonu am na nuance diggante bi. non booy jiite bëgg a jiiteem réew. amuloo sax droit di nekk ci nuance. nañu waxante dëgg nit da ngay ma tegoon ne loolu dafa bokk ci qualité président Abdoulaye Wade. waaw non loolu du qualité loolu défaut la. je veux dire boo waree wax ak askan da ngay wax ak ñoom wax ju leer loolu aussi mooy dëgg c'est-à-dire que ñun tey kenn mënul jóg di wax lu mel noonu nit di la ci bàyyi tamit loolu jaaduwul. je crois que Sénégal tegu na ci yoon boo xam ne tey am na lu ñuy waxante ak lu ñuy defante kenn ku ci nekk am sañ-sañu dem ci sénégalais yi comme ni mu demee woon ci local yi les sénégalais dem nañ ci local yi ñi bëgg a exprimer wu tey jii amul benn sénégalais boo xam ne yow am nga problème pour xàmmee liste bi wala pour xàmmee liste bale loolu amul. mais tontoo ko sama laaj bi de. maanaam tey le fait que tey. waaw amul fenn fu nu may 5 sénégalais mu manifester. mais parce que yow ñooñu lan la wax ña doon dogal ba wax ne lii ak lii warul am lan lañ la ci toftal bul fàtte ni état dafa am des renseignements amuloo yow sañ-sañ yow ci sa bopp li nga xamul nga jàpp ne kenn xamu ko. am na ay nit ñoo xam ne xëy na ci biir boo jëlee le groupe de Yewwi ñëpp bokkuñu orientation ñëpp jëm ak opté wuñu pour la violence man am naa ci ay ñoo xam ne dama daan ànd ak ñoom am na ci ay leader politique yoo xam ne ñun ñoo nekkandoo woon Benno Siggil Sénégal ñoo xamante ni am na jaar-jaar yu bëri ñooñu je sais que mënuñu à aucun moment approuver une démarche délibérément violente buy jëm ci semer le chaos dans le pays mais mënuñu waat tamit ne amul ca biir am na ñoo xam ne loolu la ñuy prôné te loolu la ñuy dox ci suuf donte du ñu dem xëy na ci réunion officielle u leader yi wax ko fa mais l'État qui est organisé pour xam l'État qui est organisé pour xam. mais Talla bu nekkee am na ay leader yoo xam ne ni si loolu la ñuy dox. waaw pour semer le chaos si réew mi. waaw atteinte à la sûreté de l'État. waaw comme ni koy faral di waxee. ak yeneen i mbir. lan moo tax kenn du leen jàpp. non xaaral dama ni la yow ba léegi déggoo ma tudd la leader dama ni la. leader yi fa ñuy daje di réunion. xëy na kenn du fa traité loolu. waaye mënuloo taxaw tamit nga wax fii ne amul ñoo xam ne ca suuf ña ngay dox leneen mais loolu bu fekkee am na ñoo ñu koy dox mais l'État est organisé pour xam ko su fekkee état bi dafa organisé pour xam ko xam ne am na ñu bëgg a infiltrer la manifestation pour doxal ci lu bokkul ak liberté wu nit simplement de manifester pour dénoncer lu mu gëm mais bu boobaa l'État doit prendre ses responsabilités parce que loolu aussi mooy liggéeyam alors tey képp koo xamante ni démb. nekkoon nga ci opposition même boo waxee beneen façon nga waxee comme nii. mais boo demee ba yore état di nga xam ne du noonu. alors loolu moo waral nag kenn ku ci nekk war ko bàyyi xel bi may lim ñi fi jot a jaar ak ñi jot a opposé wu ak ñoom. ak kaddu yi nga xam ne daanañ ko mën a yëkkati jàkkaarloo ak ñooñu. ku ci mas a egg après au pouvoir di nga gis ne réalité yi aussi moo am moo tax j'invite ñi nga xam ne tey ji dañu nekk ci opposition ñu bàyyi xel ne luy defar dafa gën luy yàq. c'est-à-dire que tey moment bii Sénégal toll Sénégal benn mbir laa jàngat man xam nga yow xeex yi di gars yi di woo yëpp maa ngi ci jiitu yow loolu xam nga ko. guddi yi ma fanaan ci kaso néew na ci ñiy politique fii tey ku mën a taxaw ne jàpp nañ la autant de fois. même les fekk sax waaw léegi dama la bëgg a wax ni xam naa loolu mais doxul fii ci Sénégal buñ daan jóg di dem. fu ma was a jóg lan lañ wax mooy jàmbaar ji mooy nangam mais ñi ëpp ci Sénégal gëmuñu loolu mën nañ laa tàccu ni quand booy jël